Preview. salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di ci taataane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci élection législative yi nga xam ne moom lañ dénk direction générale bu élection yi Thienda Fall daan ci addu gannaaw bu ñu ko ci laajee ak tension yi nga xam ne dafa am ci diggante coalition Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar moom nee na loole nag du ci addu li ko gën a yitteel mooy nees lay def ba élection yëpp daal di jaar ci yoon. nañ wax tamit ci manifestation bi nga xamante ni coalition Yewwi Askan Wi ñi ngi koy daas fanaanal di ko préparé loole ñoom ne ñu na gannaaw préfet bi artu ne na loole du am ñoom ne nañu nuñ mën a def rek boobule manifestation muy taw muy naaj danañ ko daal di def nañ wax tamit ci justice ak procureur de la république bi génn démb daal di addu ci koole nga xam ne ñu ngi koy mi ngi doon Ousmane Kabiline Diatta nga xam ne dañoo njort ne moom dafa bokkoon ci MFDC bëggoon sax bokk ci manifestation bañ doon amal ci place de la nation xabaar yi bitim réew yi tàggat yaram mooy ndar képpe bi de jotaay léegi tey ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Time for Africa TV télévision bu mag bi dañu koy dooree nag ak lakk gu metti gi nga xam ne moo am foole ca Kaolack marché central bu Kaolack fële ci caniveau déggoo la loolee nag lakk googam lu ci tolloog juróom benni cantine dafa takk ba na jëppét ay millions yu bare bari sax lañu ci ñàkk bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom moom yoole cantine wax ci politique ci li nga xam ne moo jëm ci élection législative ki nga xam ne moom la dénk direction générale bu élection yi Thienda Fall daan na ci addu ci coow li nga xam ne moo lëmbee réew mi jëm ci coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Benno Bokk Yaakaar moom ne nag jamono di ñu tell dara yitteelu ko lu mooy xool élection yi naka la mën a jaaree ci yoon te lépp tegu ci yoon. ci li nga xam ne mu jëm nag ci manifestation bi nga xam ne opposition bi ñoom ñi nga koy waajal ngir la amal ko ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bile ñoom nee nañu duñu teggi benn tànk ci li nga xam ne loolu lañ war a def muy taw wala muy naaj ñoom seen manifestation boole danañ ko am bu ñu sukkandikoo sax ci Ousmane Sonko moom mi nga xam ne préfet bi li nga xam ne moom la bëgg a dogal ngir gàntal seen manifestation yi amul bopp amul genn teguñu ko fenn ñu déglu Ousmane Sonko. kon arrêté gouverneur bi c'est un arrêté illégal mënul servir de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk bi mooy menace de trouble à l'ordre public te saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa MFDC mooy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que sax Macky moo leen di jox kaat ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba le def nañ fi manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ayib ñu pare ramasse mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yëpp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay kon lan mooy possibilité ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangulee Macky nañu xam ni c'est fini ci Sénégal nit ñu bëri dañuy woo naan ñu way moom bu leen ko topp ci loolu xam ngeen décaler leen mbir mi et cetera looloo tax 10 ans yi passé Macky Sall di def lu ko neex est-ce que mun nañu continuer accepter que Macky mooy tànn kan mooy dem élection législative yi ñuy dem benn ténor opposition du ci bokk noo mu nee ne damay dem élection législative nga ne Ousmane Sonko du bokk Khalifa Sall du bokk Karim Wade du bokk Déthié Fall du bokk Aïda Mbodj du bokk Habib Sy du bokk et cetera loolu ban façon élection législative la est-ce que loolu sénégalais yi war nañ ko mën a nangu kenn ku nekk fi nga toog sa biir salon nañu posé wu question yooyu principe yooyu la ñuy xeexee muy ñaar mooy li mu def pour annuler suñu candidature te tegu ko ci yoon ñaareel bi mooy mu tegaat ci nag ne les libertés dama koy confisquer ma fàttali ni Macky 2011 dafa ne l'affrontement est inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il y avait pas d'autorisation chaque jour ñi ngi woon place Obélisque il y a pas d'autorisation
li may wax Macky Sall mooy ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue. Ousmane Sonko ngeen doon dégg loolu ñu wax nag ci wàllum yoon procureur de la République ni ki démb nag moom dafa amal benn point de presse ngir indi ay leeral ci affaire Ousmane Kabiline Diatta moom mi li nga xam ne dañoo jot ne moom dafa bokk ci MFDC loolee lañ koy tuumaal ñu jot sax ne manifestation bi nga xam ne da doon am bile weesu moom da coo bëggoon a daal di bokk ñu déglu procureur bi maître Amady Diouf ci ay leeral. li am nag ba tax ñu toog ne dañuy def conférence de point de presse bi xam ngeen ko dafa am lu bulet ci réew mi loo xam ne xëy na mosu fi am mbaa bu fi amee itam bariwul mooy jàpp bi nga xam ne force de défense et de sécurité et surtout les services de renseignement diñ ko identifier clairement bi muy jógee Sindian pour ñëw Dakar jàpp bi nag yombul ndax laajoon na ay xarala yu bees yu taxaw jumtukaay yu am solo ci xarala yu bees yi laaj na aussi taxawaay bu mot sëkk ci enquêteurs yi gendarmerie ak force de sécurité yi nga xam ne ñun ñëpp amal nañ leen njukkal biñ ko repéré ci Sindian moom ak ñeneen ci bi seen biiri jëf seen biiri waxtaan ak seen biiri préparation pour ñu ñëw Dakar fekkee manifestation bu fi waroon am ñoom tam ñu jël seen motukaay di leen géolocaliser di ko géolocaliser ba mu jaar Kaolack jaar Mbour egsi Dakar ba yàlla def waa brigade de recherche jàpp ko après jox ko waa section de recherche de la gendarmerie. li tax nag ñu taxaw comme ni ma ko waxee woon dossier dina am solo pour réew mi am pour suñ tey pour ëllëg parce que en fait li nga xam ne moom lañ jàpp ne xëy na jàpp bi xaw na ko entravé. mooy c'était des actes qui pouvaient peut-être mettre en danger la sécurité publique, l'ordre public et même la pérennité de nos institutions. dañoo naroon yaakaar nañ ne bu ñu amul woon taxawaay bu baax ak bu ñu ci amul taxawaay bu mot sëkk mën na dem ba saafanteel sécurité dëkk bi saafanteeg institution. donc on va poursuivre pour atteinte à l'autorité de l'État mooy képp ku bëgg a sayfaane autorité état bi ak institution état bi dinañ ko topp aussi dinañ topp ñu ngi topp nguur si aussi parce que bokk na ci mouvement boo xam ne insurrectionnel li tubaab dox insurrectionnel jàpp nañ ci aussi def na loo xam ne mën na compromettre sécurité publique bi mooy jàmm bi nekk ci réew bi paix publique bi jàmm bi ak indi aussi ay loo xam ne ay trouble la politique ci dëkk bi. leeral yooyu ak procureur bi Amadou Diouf ñu wax ci ay defkati ñaawteef yi nga xam ne ci àllarba ji ju génn fële ca Tambacounda commissariat bi dafa daal di topp ñoo xamante ni ay escroquerie la ñuy def ci somme boo xamante ni mi ngi toll ci 885 000 francs CFA ab commerçant nag lañ daal di dóor réseau boole nag mi ngi composé ay Gambiens ay Sénégalais ñoom ñoole sax dañ leen yóbbu foole ci prison ngir ubbi ab l'enquête ñu déglu Alla Thiam ak leeral yi ñu ci defal. fële ca Tambacounda nag ab association de malfaiteurs lañ fa teg loxo maanaam ay nit nag yoo xamante ni dañuy njuuj njaaj ci wàllum xaalis loolu nag dañ ko jaarale woon ci ab commerce boo xamante ne ni dañuy woon nit ñi di leen wax nag boo leen dugalee lu toll ci xaalis di ngeen am sax ba toll ci fanweeri junni ci weer wu nekk ba tax na nag kii di ab commerçant nag bu tudd monsieur Sow moom la ñu laaj lu toll ak téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci suñu koppar di ko xamal nag nekk ne boo duggee ci mbir mi le weer wu nekk di nga am lu toll ci fanweeri junne association boobu nag nekk ay doomi sénégalais ak ay gambien ñi toll ci fanweeri at ki ci gën a mag nag am ñeent fukki at ak juróom benn ñoo doon def way ñaawteef yooyu ginnaaw bi nga xamante ne nekk commissariat central bu Tambacounda nag wàcc na ci terrain bi ci la jàppee way defkatu ñaawteef yi ñi ngi ñuy xamal ne nag ñoom dañ doon liggéey ci di kuy net waaye mësuñu wax kenn nag di nga am lu yomb boo dugalee nangam ci xaalis waaye nag kii di commerçant bi nag da ko weddi ba mu seet ndax mi ngi ñu xamal ne lu toll ak téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom yi mu dugaloon weer bu jot rek dañ ko waxoon ne da ngay gagné lu toll ci fanweeri junni ci suñuy koppar ba tax na nag lu toll ci juróom-ñaar ci ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoñ baramu tuuma jëm ci mbir moomu nag commissariat central bu Tambacounda yóbbu na leen fële ca prison ba laata ñu wéyal ab enquête. xabaar yi bitim réew yu dañu koy dooree ak Côte d'Ivoire lu ci tollook $20 milliards ak juróom benn ci dollar dañu débloqué plan national
national développement bailleurs yi fonds yi ak institutions financières yooyu ni ki mercredi lañ daal di daje ñoom sax ni ngi xamle ne dañu participer ci li nga xam ne loolu gouvernement bi daal di namm ngir gën a yokk koom réew mi ci 2021 jàpp 2025 Côte d'Ivoire sax instant bi ci yoon bi mu nekk mooy daal di attirer investisseurs privés yi nga xamante ni dañoo namm daal financer plan national de développement boole mën nañ ko xayma sax ci 59 000 milliards de francs CFA ci diirub juróomi at. ca Gabon guerru Ukraine bi nag daat leen la jural ay recettes yu am solo jëm ci wàllum pétrole loole nag mën nañ ko xayma ci 300 milliards de francs CFA bu ñu sukkandikoo ci projet de loi de finances rectificative boole nga xam ne dañ ko adopté ci semaine boole ñu génn ci gouvernement bi xaalis boole nag priorité li ko tax a jóg mooy def ay subvention jëm ci produit pétrolier jëm ci daal di blé ak produit de première nécessité donte nag subvention yi massive yi daal dinañ ko abal teerewul ba tey foole ca Gabon dund gaa ngi gën di seer ca capitale ba. gannaaw loole nag dañuy wax ci Union européenne Israël ak Égypte nag ñoom dañoo daal di signé ci alxames ji protocole d'accord bu jëm ci naka lañ mën a def ba gën di importer gaz naturel foole ca Israël depuis bi nga xam ne invasion russe dafa am foole ca Ukraine. Bruxelles moom li mu gën a bëgg sax mooy daal di dakkal dépendance bi nga xam ne da ko dépendre jëm ci wàllu énergie foole ca Russe te moom mi ngi gën a xool sax naka la mën a def ba gën a renforcer ay partenariat am ak yeneen i réew rawatina réew yi Moyen-Orient yi. ca Ukraine nag ki nga xam ne mooy njiitu réew bu français Emmanuel Macron chancelier allemand bi Olaf Scholz ak président du conseil italien Mario Draghi ñoom niki tey la ñu yegg foole ca Ukraine mu nekk nag yoon bu njëkk ñoom ñetti dirigeants européens yi daal di fa daje. xabaar yi tàggat yaram yi Coupe du Sénégal Casa Sport moom dafa daal di daan AJEL bu Rufisque ñaari bal ci benn daal di taxaw final équipe bi nag di Étoile Lusitana moom dafa daal di daan Linguère bu Saint-Louis ñaari bal ci benn. Casa Sport wala dajeek ak l'Étoile Lusitana bu ko daal di daane nag moom dana jël Coupe du Sénégal ak championnat du Sénégal mu nekk ñaari titre. NBA juróom-benn lu match final NBA ci diggante Celtic Boston ak Warriors Golden ni ki tey danañ xam kan mooy nekk champion basket Amérique du Nord. Warriors yi ñoom sax dañoo daal di mener 3-2 ci boole final loole nag mi ngi am ci guddeeg alxames jàpp vendredi ci 1h du matin. xibaar yi tàggat yaram yi sax mooy ndar képpe bi le jotaay di leen jox dikk daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen.